asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar rawatina yéen mbokki abonné yi Bataaxal TV ginnaaw mbir mu doy waar mi xewoon fële ca diwaanu Matam di ki nga xamante ni moo fa doon woote ab yonent te ñu mujjee ko teg loxo meneen mbir mu doy waar xew na foofu la ca diwaanu Touba bii la yoon nag ay nit yoo xamante ni dañoo solu ay yëre yu weex ba mel ni ay malaaka daal di fas yéene def seen taawaf foofu ca grande mosquée bu Touba tey jii la xew foofu la ca diwaanu Touba lu mu tolloog ñeent fukki nit. ñoom ñoo defoon mbir mu mel noonu fas yéene jabali foofu la sa grande mosquée bu Touba ci dëkk bu sell boobu la di fas yéene defal seeni tawaaf waaye nag ñi nga xamante ni ñoo di waa daayiratul xidmatul xadim ñi dénk kaaraan gekk jumaa ji ñoom ñoo mujjee leen a tere ñu daal di def mbir mu mel noonu le waaye nag mujj naa jur ay jàmmarloo si ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa daayiratul xidmatul xadim bi yor kaaraange jàkka jumaa joojule ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon def jëf ju mel noonu. dinañ si dellu siwaat ak yéen ci ay yeneen ni leeral waaye laata loolu dañuy jàll ak yéen ci mbirum Ousmane Sonko bi nga xamante ni ginnaaw ndaje bi nga xamante ni waa assemblée nationale amaloon nañ ko ngir lever immunité parlementaire am moom Ousmane Sonko daal dinañ ko convoqué waa commission ad hoc di commission bi nga xamante ni moom mooy saytu wàllum lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci information yi ñu jot benn gendarme moom moo ko jox convocation pour mu wuy ji. altine bii ñu jëm ñu fas yéene ko déglu pour mu indi ay leeral ci mbir mi nga xamante ni moom lañ koy tuumaal député bi di Cheikh Bamba Dièye nekk député non inscrit bi bokk ci nga collectif bi nga xamante ni ñoom ñooy saytu dossier boobu lee wax na ni kii di Ousmane Sonko mënul ñàkk mu daal di wuyu ji foofu ndax dañ soxla ci seen enquête boobu ñuy am ñoom commission boobu pour lever immunité parlementaire Ousmane Sonko ñu déglu si ay témoins waaye itam déglu si ki nga xamante ni moom moo di. ki ñu tuumaal Ousmane Sonko bu ko jaree sax ki nga xamante ni moom moo tuuma jooju di Adji Sarr ñu daal di koy déglu lépp ngir am ay information yoo xamante ni yu ñu mën a sukkandiku la pour lever wala ñu bañ a lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko waaye nag moom député boobule li muy àddu rek mooy bokk na si li nga xamante ni moom la ñu teg seen tànk si jamono ji mooy li ko wudd du lenn dul kompaloo waaye nag. dinañu def seen kéemtalaay kàttan pour indi ay leeral yooyu ci mbir moomu la laataa ñuy lever immunité parlementaire wala ñu bañ koo lever bu Ousmane Sonko ba tey ci mbir moomu la ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñooy soutenir kii di Adji Sarr di ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ñoom nag ñi ngi génnee seen ab communiqué ngir soutenir kii di Adji Sarr ñoom ñi nga xamante ni ñi ngi leen doon déglu ci mbir moomu depuis boobu ba léegi waaye mujj nañoo def benn communiqué ngir daal di fësal seen soutien maanaam jàppale gi nga xamante ni ñoo ngi koy jàppale kii di Adji Sarr ministère de la femme bi nga xamante ni moom bokk na si kuréel gi nga xamante ni moom mooy protéger jigéen ñi rawatina ndaw ñi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy néew doole ñoom nag ñi ngi soutenir kii di Adji Sarr waaye itam di wax di sàkku si yoon ñu daal di leeral mbir moomule ak lépp li nga xamante ni moom moo ci aju ba tey ci mbir moomule tey jii ci àjjuma ji jot nañoo arrêté waat ñett ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko ginnaaw demande de manifestation bu ñu doon déposé foofu ca préfecture bu Dakar ngir bëgg am manifestation pour ñu libérer seen naataango yi nga xamante ne jàppoon lañ leen ñoom nag dañ seen point de presse boobu ñu fa naroon a amal ak déposé bi ñu doon bëgg a déposé demande de manifestation mujjul am ndax waa police takk der yi ñoom ñoo jàmmarloo ak ñoom ba daal di leen di jàpp ñett si ñoom bokk na si ku ñuy wax Laat Adama ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci mouvement bi di FRAPP ak ki nga xamante ni moom mooy wuyoo turu Papi di nekk foofule ci nekk membre ci Pastef bu Dakar ñoom ñooñu la tey jii la ñu leen boole si ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen naataango yi ñu doon bëgg ñu daal di leen libéré seen tànku jéggu yooyu mujjul addu ndax dañ leen a mujjee teg loxo ñoom itam. ñu dellu siwaat ci mbir mi nga xamante ni moom moo xew foofu la ca diwaanu Touba di ñeent fukki nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo sol ay yëre yu weex daal di woon fas yéene defal seen tawaaf foofu la sa grande mosquée bu Touba ki nga xamante ni moom moo yor kàddu waa daayiratul xidmatul xadim indi na ay leeral ci mbir moomu la di wax ñoom nan la ñu def ba yëg mbir moomu la ginnaaw bi nga xamante ni am nañu leen daal di informé ni am nañ joo xamante ni ñu ngi jëmli foofu sa jumaa ju Touba ngir def seen tawaaf ñoom nag si la ñu jëlee seen matukaay ngir kar leen laata seen yéene di egg
waaye nag ñoom mujj ñoo bàyyi ndax dañoo mujjee jàmmaarloo ak ñoom ba tax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa police di takk der yi daal di ñëw xaajale ñaari mbir ñooñu de daal di am sax ñoo xamante ni arrêté nañ leen si ñu bokk ci daayira boobu waaye itam bari na ñu arrêté si ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon bëgg a def seen tawaf foofu si jumaa ju Tuuba. kàddu leeral yooyu la ki nga xamante ni moom moo yor kàddu daayiratul xidmatul xadim yëkkati jëmale ci mbir moomule. ñu jàll ak yéen ci mbirum mbas mi ak li nga xamante ni moom mooy di 200 000 doses yi nga xamante ni Sénégal am nañ ko kii di njiite réew mi réceptionné ko ngir ñu daal di waajal plan de vaccination bi nga xamante ni ñoo ngi ko war a commencé talaata ji ñu jëm si. lii di couvre-feu bi nga xamante ni moom la ministère de l'intérieur daal di woon a décréter mu waroon a jeex le 20 bi ñu nekk nii daal di nañ ko prolonger pour weer ci ñaari régions yi di Dakar ak Thiès. loolu mooy ndogal li nga xamante ni jëlaat nañ ko ci lu aju ci wàllum mbas mi laataa ñuy jëm ci wàllum campagne de vaccination yi nga xamante ni ba mu dugg ci réew mi ak léegi ci di ministère de la santé et de l'action sociale communication bi mu joxe moo di ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay personnel de santé ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy personnel de premier rang maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy gën a exposé wu ñoom la ñuy njëkk a vacciner laataa ñuy vacciner ñeneen ci population boobu waaye laataa loolu dinañ tëral yoon boo xamante ni ci la ñuy jaar ngir vacciner lu gën a bari ci askan wi. ñu jàll ak yéen ci ndogal li nga xamante ni daal dinañ ko fësal di tere li nga xamante ni moom moo di jaayum gasoil ci ay détails loolu nag mooy ndogal li nga xamante ni fësal nañ ko di teg ay daan ci képp koo xamante ni gis nañu nga koy def ci ñaari régions yi di Dakar ak Thiès ci diirub 1 mois. ba tey ci wàllum gaz fële ci diwaanu Kër Momar Sarr ci dëkk bu ñuy wax Tagar population boobu leen nag ñoom ñu ngi ànd di ñaxtu doxum ñaxtu ngir sàkku ci nguur gi ñu daal di leen indil ndox ndax lu mat ay bés a ngi ni gisuñu lu niroog ndox ginnaaw bi nga xamante ni seen forage boobu leen dafa tàkkoon forage boo xamante ni moom moo doon jox ndox lu tolloog 1 wala lu ko ëpp ci ay village yu nekk foofu ca région bu Louga ci département bu Kër Momar Sarr ci commune bu ñuy wax commune bu Sière waa dëkku Tagar ak yeneen dëkk yi ko wër ñoom ñoo ngi sàkku ci nguur gi ñu daal di àddu jëmale ci mbir moomu si seen ñàkk ndox boobu la si jamono bi nga xamante ni mbas mi moo ngi lëmbe àdduna bi. ñu jeexale ko ak wàllum làmb ki nga xamante ni moom moo di Adama Bopp nekk porte-parole bu CNG daal dina wax ni saison de lutte avec frappe bi dina tijji ci le 1er mars bi ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ni waa E-Media joxe nañ ko. kon waa CNG wax nañu ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay promoteur mën nañoo commencé di tëgg ay làmb waaye nag ci huis clos lay nekk ci le 1er mars bi ñu jëm kon ci la saison de lutte bi di ubbi jërë ngeen jëf.